ñu jëkkee ko rek ak ci waxtaan wi doxoon ci diggante sommet ba keroog ca àjjuma kaddi Boubacar Keïta moo jiitu gannaaw ba président Sall tontu na ko ñu àndandoo dem rési te dellu si waat. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Oui, il y a une question qu'on se pose, mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier, tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui aujourd'hui conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. mi ngi noonu ki nga xam ne nag moom mooy Pape dafa nee na suñu yaakaar moo tas waay bu noonu yaakaar wërtu gaaw a tasee noonu waaw nit dafay am espoir Sëñ Tuubaa jàngale noonu lu bëree bëri nit dafay am espoir ci yu bëree bëri bu metti rek nga ni jeex na déedéet des fois mu metti fekk sax keroog lay commencé Assane lii ñu doon seetaan rek àjjuma la doon am maa ngi la koy wax sax naan la waa ji gaa yaa ngi koy partagé nga di ma yow de keroog foo dugg gis ko man la lii ak lii la wax waaye président Sall mujj na ko tontu bi mu leen jiiñee daal ay manjaak defi yëf wane yu bari ni am na Afrique te ba léegi mënuñoo dem président Sall nag xamal na ko ni ko seenu jaxasoog ñële daal jaxasoog dignité la waaye du yalwaan. waaw am na solo léegi ginnaaw wax nañ ko moom nañ ko jëfee rek ñu gis du yalwaan ginnaaw dañ leen di lebal kon mënut a doon yalwaan waaye nag bu fekkee buñ ñu lebalee ñu raaya leen ginnaaw bañ ni garaawut baal nañ leen bor bi boobaa dana xaw a jege ak yalwaan mais li mu si mën di doon daal nañ góorgóorlu seen réewu Afrique yii ñu fexe ko suqali ci am mbayum noor ak mbayum nawet waaye am réew mënut a dox si mbayum nawet le gerte sëb dugub teyit jiw wañ leen di jox du baax teyit bu dul loolu Afrique lu ñu fi mën a bay. Afrique lépp loolu lañ fi gis ci mbay de. lépp lañ fiy bay loo gis ñu bay ko fii nii nu mu tuddati sax réew mii nii Brésil ak Angleterre ak fii dañ koy bay Sénégal. amul lenn loo xamante ni nangu naa dugg sa suuf soosa te dugg suñu suuf si. xaj na matériel ba nga xamante ni ñii am nañ ko ak coono yañ say daj ak la ñuy fay ña koy def moom lañ fayit fii gis nga ñi nangoo bay gerte donc nu daanaka duñ ci am dara prix bañ koy jënde du baax bañ leen ko jaayewaat du baax. bu fekkoon nag teg nañ leen si ay conditions man mi maa njëkk a daw bay ñëpp ay daw songu mbay mi. mais fi ne nii bay kenn nangootu ko ñëpp ngi ñëw fii di ambila lu ñu am jéem ko yónnee dëkk ba. bu fekkoon nag teg nañu ci condition yu baax ñëpp dañuy dem songu mbay mi dëkk bi mën a dox ñëpp nekk ci jàmm. d'accord kon daal leb gi bari na waaye nañ daal nañ xëntewoo li ñu leb ñu def ko lu ñu leb nañ ko def fañ ko war a def te bañ koo jox ay jongama. jongama Assane de digal na leen nee na daal li ngeen di leb bu leen ko jox jongama yi waaye jongama it bu ñu nangoo liggéey Assane nag bu leen ko xañ ndax am na jongama yoo xam ne ay jongama lañ ay liggéeykat lañ. ñu ngi koy jox ñëpp financement la te financement ñooñu ci ay kii bi dañuy bokk bu ñu ci bokkul duñ laal financement bi. ci système parti bi la ñuy bokk non damay bañ nga xañ jongoma yi rek parce que am na ay jongoma yoo xam ne Assane ñoo ngi lay seetaan nii mais ay liggéeykat lañ xaalis boo leen jox ñu liggéey ci. joxe hélas.
jaajëf sa liggéey yomb na trop mesare alaaji noo gisee ndaje mi amoon Russie mooy sommet bi defe naa di nga ci def jàngat ñaareel bi mooy ñaari discours yi bokk na ci la fa gën a fës ak la ñuy partager ci réseaux sociaux yi. waaw d'abord ñi ngi damay féliciter Poutine ci ndaje bi nga xamante ni amal na ko mu nekk loo xamante ni bi mu paree wër na àddina xam nga kujje dafa baax quoi. parce que Poutine dafa nekk wujju France ci réewu Afrique yi ci jamono ji ñu toll nii. moo tax it France ñu ngi jéem a xoolaat seen toogaay ak seen doxalin nan lañ war a doxalee kon day mel ni li nga xam ni moom la Russie di def nii nekk na loo xamante ni maanaam nañ lay xëccoo quoi bu ñu lay xëccoo day baax. boo gisee sax xale yu jigéen ñi ku ci am benn far rek da ngay jàpp ni dese ngaa jar. waaw am kii am kële bu ko defee gars yi di compétition ci yow. loolu dafa nekk loo xamante ni lu baax la. waaw te liñ naan ba feneen amee rek. la kenn sonnatut. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li fi ne. bu dee kenn kese moom mën na lay doxalee neneen. waaw bon ñaari génération yu bokkut lañ daanaka donc mais mënoon nañu bokk sax parce que président Macky Sall mi ngi nekk 1960. bon nekkul ci ñu nga xamante ni yàgg na d'abord. booy bi boo kii président Ibrahim maa ngi wax booy bi président Ibrahim mais booy la nag alaaji mais maa ngi jéggalu kilifa la parce que kilifa tamit da nga koy delloo parce que suñu borom moo koy def doomu aadama te it defe naa ni mate na ko maanaam bi mu ñëwee dafa wax daf ne question yi nga xam ne moom la sunu génération di poser muy Afrique ni mu nekk te ba nëgë ni amuñu réponse ci question yi maanaam moom dafa laaj ki nga xam ni mooy président Macky Sall ci jamono ji nga xamante ni bi tey Afrique am na lépp maanaam du président Macky Sall ak doyen ya fa nekkoon ñoom Paul Biya ñi ngi fa woon président Cameroun nga xamante ni bii fi mu toll nii moom mooy doyen gars yi ci wàllum nekk président. comprendre nga ñeneen a nga fa woon maanaam li xale yi di wax maanaam lii muy wax nga xam jeunesse burkinabé yi ñu ngi koy wax moom la jeunesse malien yi di wax moom la jeunesse sénégalais yi di wax. maanaam li ñuy laaj. mais bi président Macky Sall tontoo da ngay yëg ni dégg ko. parce que waaw président Macky Sall bu déggoon président Ibrahim li mu wax dana dégg jeunesse am. moo tax ñoom ñu am problème ak seen jeunesse yi. seen ndaw ñi parce que question yi mu wax mooy question yi nga xam ni moom la ndaw yi ñu di wax. comprendre nga. maanaam ñoom li mu wax nii. lii la boo yeewoon tey benn booy fii laaj ko lii la lay wax li nga xam ni moom la président Ibrahim wax. donc lii mooy problème mu Afrique. d'accord. maanaam dañ du déggante wuñ. bokkuñu maanaam dafa mel ni bokkuñu ci ay ondes yu ñuy da bokkuñu ci tëri yu ñuy daw bokkuñu ay fréquences. ok parce que ñii dañu ne ñoom dañu jàpp ni li ñu nekk doy na leen. ñi gis ni nekkuñu ci leen. ok comprendre nga. si maanaam. xale yi dañu gën a am ambition que mag ñi maanaam mag ñoom li ñu yor doy na leen fi mu toll ni affaire yi baax na tout est kii di jëflanteeg France situation bi nii pour ñoom lu idéal la lu baax la maanaam li la France di jox li nga xam ne noonu ngeen di doxalee pour ñoom loolu baax na si te ñii seen bët jël na loolu parce que jeunesse bi nga xamante ne bii tey ñoo fi nekk dañu décomplexé comprendre nga jàppuñ ne tubaab bi da leen a war a jiitu mais ñenn ñi dañoo nangu ñoom ni tubaab bi war nañu jiitu. ñu topp ci ginnaaw. ñii nag ñoom gisuñu loolu ndaw ñi gisuñu ni dañu parce que ndaw ñi dañuy bokk ak ay tubaab dañu boo discours yu mel noonu dafa yàgg de dañ lay wax ne la dañuy bokk ak tubaab bi di jàng di leen raw. nekk ca kanam di leen jiitu maanaam mbirum xel. mu wóor la ni yow dafa am yu bari yoo xam ne dëxañoo noonu ko wan la ne la yow noir bi. dafa am yu bari yoo xamante ni bii xamoo ko. fan yi yaa ngi gis yu bari yoo xam ne ñu ngi koy wane pour wan la ne la noir yi ñoom ñoo njëkk a defar lii ñoo lu bari dañ lay wax ne la ba ci ay feu rouge ak yii noir yooyu ñoo ñi nga xamante ni ñoo ko créé maanaam dafa am yu bari yoo xamante ni dañ la koy wan léegi di la wan ne la noir bi nga xamante ni moom nga doon ñu gën laa wax ne la yow tekki woo dara du dëgg ok comprendre nga maanaam xale yi loolu foofu lañ ne ok d'accord donc nag moo tax it président Macky Sall bi mu ko tontoo da ngay xam ni bokkuñu ay maanaam est-ce que nekkul dégg na ko mais da koo dégluwul. non bokkuñu ay ondes. ok yu ñuy doxee parce que li kii tuddee yelwaan kii tuddeewu ko moom yelwaan. waaw. xam nga si dégg naa waaw. par yenn saay nit ñëw
waxee noo xamante ni bi nit dina toog ci plateau télévision par exemple. di def émission. li muy wax noonu yëpp yow mi koy seetaan nga xam ne lii ñaan la mais moom yëgut ni mi ngi ñaan moom mi ngi ko tuddee dédicace comprendre nga mi ngi ko tuddee yenn yi te li muy wax yow ci sa jëm bopp xam nga ni li muy def ni ñaan la te ki mu koy wax xam na ni da koy ñaan mais moom yëgut ni li muy def noonu ñaan la tudd comprendre nga. c'est que foofu mooy problème bi maanaam li nga xamante ni bi tey noonu la sunu président africain yi di doxalee ak tubaab beeg yooyu xam nga barki dem moo jaay gis nañ fi président Macky Sall dem ci Poutine di ko wax lu jëm ci wàllu blé. comprendre nga. pour Ukraine jafe-jafe yi nga xamante ni bi moom la am ak kii problème mu blé mën na am ak et cetera loolu la booy bi di tuddee fële. yalwaan loolu la koy tuddee. d'accord. yaa ngi dégg. mais kii moom est-ce que loolu la ko tuddee. loolu mooy yi nga xamante ni bii mooy maanaam blocage dafa am. entre ndaw ñeek mag ñi. mag ñi d'accord mag ñi comprendre ndaw ñi dañuy defee ne ndaw ñi dañoo soof dañoo kii parce que dafa am yoo xam ne tamit dañu ko mooñaale quoi ñun yoonu ndaw du gaaw bàyyi leen yàkkamti bàyyi leen maanaam comprendre nga non borom karaw gu ñuul ñàkkut dara yooyu yëpp pour nga nelaw xale yi dañoo génn ci loolu. maanaam da ngay ku judd rek màgget. waaw. léegi dañ laa bëgg a bàyyi borom karaw gu ñuul léegi nag nga nekk fi di gëm loolu. ba sa karaw weex wala boo teelee am lii te amoo yéen at yi mën ngaa teel a dee. te nag gis nga boo kiiwee ñu ne la mag day saaz da ngay ànd ak dal. maanaam chaque jour ñi ngi lay tegal loo xam ni. loolu mooy liy nelawloo nit ñi. ayca waaw te loolu nag mooy li tardeel tamit Afrique son yu li ko gën a tardeel. bokk na ci sunu climat bii nga xam daf ñoo waroon a favorable. arrangé ñu. maanaam ñun dañ koo jëfandikoo di dal loo ko nelaw. bañ a liggéey. aywa.